asalaamaaleykum mbokki Xombol ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte di teewaat ci seen émission en route vers les élections locales émission bi nag nekk na émission bu nga xam ni wax dëgg yàlla guddi yu ñu toll Xombolois yëpp ñu ngi koy xaar saa bu weekend bu jotee ñu am benn invité boo xam ni de taille tey nag wax dëgg yàlla suñu invité duñu sori ci présentation bi dañ koy bàyyi parce que tout le monde du teew nuy notal muy ki nga xam ni mooy Boy Konté man nag Boy Konté rek laay faral di wax am na turu naam boo xam ni moom la boppam dina ko buy def présentation dina ko jàllale mais tey gis ngeen suñu ginnaaw aussi wax dëgg yàlla benn mouvement la boo xam ni tamit du ma ko tuddagul léegi damay bàyyi ñoom ñu tuddal ko seen bopp ci présentation salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam waa àdduna maaleykum salaam waa Xombol TV di leen nuyu Zid Souleymane suñu mag suñu xarit di nuyu waa àdduna rawatina képp koo xamante ni yaa ngi suivre li nga xamante ni mooy émission bi di en route vers les élections man nag sama présentation mën naa bañ a sori ndax yaakaar naa ne ku ma xamul li dégg nga mais pour wax rek mooy maa ngi tudd Thierno Konté dëkk fii Xombol juddoo fi màggee fi yaroo daanaka sama enfance yëpp fii laa ko defee da malgré que am na ñu def tuuti Thiès mais bariwul mais lu ci ëpp solo daal fii laa ko defee Xombol. merci loolu am na solo mais Thierno bëgg na xam li nga jiite lan la jiite mouvement la parti la association lan la ñu bëgg a balaa ñuy dugg dëgg ci waaw ñi ciy sawar lool ci tontu ndax li ñu jiite mouvement Xombol laa def. j'espère que am na tout muy mouvement Xombol laa def. mouvement Xombol laa def. man la mouvement bi. pourquoi boo koy wax nii rek jaaxal na ñëpp parce que ñii sax dinañu wax kii lu tax mu wax loolu peut-être rek dafa mel ni mouvement daf laa def wala. parce que fierté la may def. pourquoi mu lay def. saa yi su ma déggee moo Xombol rek. waaw may am fier damay sentir lu bari sama xol. pourquoi mouvement Xombol laa def pourquoi mouvement Xombol. yàgg nañ ko togg pendant des années. non d'accord mais pourquoi le nom. Xombol la waaw li ma c'est-à-dire inspiré loolu dafa jaaxal. li ma pourquoi Xombol laa def yéen a génn dëkk Xombol wala am na ñeneen. loolu moo jaaxal nit ñi. li ma ci inspiré mooy ñaar la dafa am benn bi mooy suñu confrère Ahmed Aïdara benn mouvement bu mu taxawaloon muy Géejawaay laa dëkk. fu ko jëlee. fa laa ko jëlee beneen bi li ma ci gën a li may gën a poussé waat pour mu gën a am fi def ko. muy suñu beneen grand muy Zak Cissé yaakaar naa ñëpp ko xam rappeur mu am benn son bu ma doon déglu ma dégg mu ciy wax ba ni Xombol laa dëkk déet Xombol mooy dal. mooy dal waaw yow nga ne Xombol laa ma ni pourquoi pas kon su ma déggee mouvement Géejawaay laa dëkk ak Xombol laa dëkk li tax man su ma créé waruma mën a tuddee kon mouvement Xombol laa dëkk. kan moo créé yow. waaw mën naa ni ci man la bàyyi ko mën naa wax loolu parce que comme ni ma la ko waxee sànq rek lu ñu yàgg a togg la ay at mais problème bi moo doonoon ndax dinañ am ay jàmbaar yu ñu ci dund ak ndax dinañ comprendre lañ moo ñu taxu ci loolu moo doonoon sama problème. mais yaa ko créé ba nga ko créé noo def ba vraiment lancé ko ba tey mu gis jàmbaar yi nekk sa ginnaaw yëpp daw wuy si la ak bañ la wuysee loolu ndax waaw bëgg naa daal nga wax ma nan nga def ba jaay mouvement boobu. waaw ci ndimbalul yàlla ndax élection yi dafa jub si ma nekkoon ci Facebook bi di wane sama mécontentement ci Sénégal yow mu publier waaw chaque jour que jëfee ma publier. daa am loolu naqari Sénégal. li ma naqari non plus particulièrement Xombol. d'accord li ma naqari woon bari na mais Xombol moo ma naqari woon ndax lan moo tax man bi ma juddoo ba tey ñii laa fekk Xombol. waaw doonu wax rek noo ko def ba lancé ko. waaw ma ci laa jëm dugg ci yenn aspects yi. waaw ci laa jëm ñëw ci aspect vraiment communication bi ni nga def ba communiquer ak les Xombolois. waaw ci ba laa tey jëm am njaw ñu la dégg wuy si loolu laa bëgg a xam. ci laa jëm ma ne ci jour élection yi ma wootee ba pare ma ne du ma dem te tey créé wu ma lancé wu ma parce que nag wuré wa dem na kër pour man boobu changement dina am. ok loolu laa foogoon mais ma ne naa lancé xool ñan ñooy personnes yi nga xamante ni tey gëm nañ Xombol gëm nañ ni li ko war a mën a développé ci ñun ndaw ñi lay joué. ma ne naa ko bind sama page Facebook ci laa ko publier ne am na benn mouvement bu jug bu bees mouvement Xombol laa def ku ci bëgg a bokk envoyé ma seen numéro. ma créé groupe WhatsApp. noonu nga ko créé. laa ko créé ci groupe WhatsApp laa ko jaarale. ok gars yi tamit tam xam tollu ñu demoon naa ba mënatu moon sax ajouté. waxuma ñaata personne la demoon naa ba mënatu ma ajouté. ok yemul woon rek Xombol mais même ñi nga xamante ne nekk sëyi woon nañ dem beneen dëkk am fa ay doom sax dañ ma doon jox seen numéro doom pour ñu bokk ci mouvement. ok kon mouvement bi tey bu ñu waxee kon ginnaaw defe nga lancement bi gars yi sa wuy si na la ba mënoo ajouté mën nga wax le nombre bi. les membres. nombre bi man bi may mujjee xool sama compte WhatsApp di xool participants yi demoon na 78 personnes. 78 instant yii booleeg li nga xamante ni dugaluma ko. kon 78 membres yoo xam ne wóor na leen ñii moom. waaw bi ma koy mujjee vérifié. bi ma koy mujjee vérifié.
parce que tamit am na yeneen changement yu ci amaat ci biir xëy na bu ñu demee ba ci biir waxtaan dinañ ko gën a leer mais bi may mujjee vérifier man gisoon naa 78 personnes yoo xamante ni ñu ngi ci sama groupe WhatsApp. ok mbokk yi jërëjëf ba tey yéen a ngi jàkkaarloo Khombole TV émission en route vers les élections tey ñu am mbégte lool di dalal ki nga xam ni moom mooy Thierno Konté man faral di ko wax Boy Konté Thierno Konté moom nag muy jiite mouvement bu ñuy wax Khombole la dëkk yéen ñiy seetaan Khombole ngeen dëkk Khombole TV Khombole la tàmbale kon Khombole saf na fi sax Khombole TV noo ko jàngat ci émission yi muy créé par rapport ak Khombole en route vers les élections ba tey yow nga teew fi est-ce que mosoon nga jàpp ni bis dina ñëw yow nga nekk leader bay taxaw ñu lay dalal ngay wax ak Khombole waay. doon na bokk na samay rêve moom. bokk na samay rêve vraiment parce que man dama wax ni mënoo juddoo ci dëkk màggee fi ba yeroo fi te delloowoo dëkk bi dara ci li mu mën. man doon naa ko rêvé parce que yemul sax bëgguma sax mu yem fi. ok xëy na lii yàlla na nekk premier pas doon suñu lancement rek leneen wala yeneen télé wala yeneen rajo su ko déggee. am envie daw ñëw dalal suñu. ok mais vraiment damay rafetlu émission bi parce que en route vers les élections ndax tamit après dina continuer parce que warut a yem rek ci en route vers les élections. parce que ku ne xam na ni fii ñu toog nii fi ne mooy jànq bi moom la ñëpp bëgg. loolu conseil la waaw loolu conseil bi ñu jox dinañ jël nopp. mais Thierno noo def ba jiite assemblée générale la fal. waaw assemblée générale parce que bi ñu njëkkee bi ginnaaw bi groupe WhatsApp bi créé ñu taxawal ko di ci déggante ñu ni pourquoi pas mënuñoo def réunion daje. man su ma demee ba ñuy woote réunion du ma ko defee sama kër du ma woote sama kër. parce que kon day mel ni da ngay def séddale bukki bii njul bii sàmm. ma ni fii nga xamante fii leen toog tey muy mën naa ni mooy suñu assemblée générale suñu assemblée nationale. pencum ndaw réew mi fii lañ koy def. ñoo ko moom ñun ñëpp. nga xam ne tey ki dëkk. waaw ki dëkk Anen. saa bu jógee day xam ne mairie la jëm si. waaw ki dëkk Jaayan bi saa bu jógee day xam ne maanaam ñi ci koñ ci Khombole yëpp. ñu yombalal la ko rek mooy teel a neutre. voilà kon fii dafa neutre voilà ma ne nañ ko defee fii. ok biñ ci defee ay démarches ak Paa Omar Fall ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm moom itam mooy wàllu googu. mu xamal ne ñu carrément saa bu ngeen ko soxlaa salle bi disponible. ok parce que yëfu Khombole. ok ci lañ ñëw def réunion xool nan lañ war a mën a fale suñu boobu gars yi ne kenn du xëccoo yow. dëgg si yàlla affaire bi surprise bi. amoo adversaire. non parce que vraiment. waxoon naa leen ko ne leen bëgguma woon poste man dama préféré woon nekk seen ginnaaw ngeen doxal. mais ñoom ñu ne carrément nekk fii ay Ibrahima Ndiaye gars yi comme gars yi war a mën a jiite. waaw ay kàngam yow ñu ngi lay jiital yow intellectuel mais lan ñoom dinaa ñëw sax laal leen tuuti ñu wax ma lu xool ci yow ba jiital la tamit. waaw man loolu tamit bëgg nañ ko xama Thierno lu ma jaaxal lan nga posé ko ci Khombole lan ban acte nga mos a posé ci Khombole bu wane ni kii kat au moins duñu posé benn action ba tey mu créé benn mouvement kon war na ma daw wuy ji. waaw su ma xalaatee rek ñaar. parce que ginnaaw bi ñu bàyyee jàng am ambition rajo def rajo ku ne xam na empreinte bi ñu marqué ci espace digital fii ci Khombole. waaw ci rajo Siggil Jigéen loolu moom duñ ko sax kenn du ko natam mais ndimbalul waa Khombole. dëgg la ba tey ay rajo dañu soxla. sa émission bi nu mu tuddee maa ngi doon def bari woon na émission yoo xam ne. yow ban nga gënoon a bëgg sa émission. waaw maa ngi gënoon a bëgg nag kaddu mag parce que moo ma doon permettre may xam histoire dëkk yi. waaw ba ci histoire Khombole gi gëstu naa ko am na lu bari lu ma ci xam. loolu mooy si gënoon malgré que doon naa def animation mais émission moom laa gënoon a yittewoo. waaw di def ay environnement ay émission Dóor waar yeneen ak yeneen yoo xam ne vraiment gisoon naa ci sama bopp tey ñi ma ko doon séqal dañ doon yàkkamti waxtu woo jot ba ma ñëw def ko. voilà ok loolu am na solo mais ginnaaw bu assemblée générale fale ci teg la ci bopp am nga programme bi waaw xam ne nii mouvement yi moom lay déroulé am ñu nekk tax am gars yi war a programme bi naka la d'abord bu njëkk bi loolu la d'abord ku ni mbooloo ne daje miinante xamante sottante xalaat sans échanger idée ma ne pourquoi pas tous les dimanches yi nga xam dañuy am jot ñuy daje fii di sottante xalaat groupe bi rek du doy groupe WhatsApp bi la parce que ñëpp mën nañoo bañ a am connexion tous les dimanches yàlla dimbali ñu nag parce que li ñu naan bu yàggee rek gawar feeñ bi ñu ko démarré ba tey ñi nga xamante ni ay noyau mooy ñi nga gis sama ginnaaw xaddewuñu toqewuñu rafetlu même bu doon 2 personnes ñoo fiy nekk ñu waxtaane ko dañuy ñëw def li ñuy waxtaane ñu fii programme ñu tegoon ay programme bokk na ci li ñu njëkk a def muy set setal fan la ñu set setal ak lan moo ñu jox prix boobu muy suñu mbokk chrétien yi nga xam ni mën naa ni Khombole kenn daawu leen boole ci dara man ci li ma gis de ma part personnelle mosuma gis kenn ku leen boole ci dara. est-ce que du moment bi nga absenté xamoon nga sax vérifié nga loolu moment bi nga absenté Khombole. xam ni dégg nga fi absenté nag bariwul. non si na bari. li nga fi absenté bariwul. demoo fi daal. non man fi laa jàngal. demoo fi kooki. fi laa jàngal quoi. mosoo génn Khombole. xanaa génn defi rajo. ñaata at nga bàyyi Khombole boo xam ne nii absenté nga Khombole. 1 an te chaque weekend dama doon ñëw.
mais est-ce que yaa ngi doon vérifier sa ginnaaw est-ce que amoon ay activités yu xam nga ak réseaux sociaux bëgguma nga ñi lay seetaan am ko taxaw di la démentir waaye bañ xam nga léegi ma bëgg nga vérifier sa ginnaaw c'est à vérifier li may wax nii avant nga doon wax est-ce que vérifier def nga vérification li may wax c'est à vérifier xombal lañ def ok te fii lu fi xew balay ngoon nga yëg à travers les réseaux sociaux Oui. soit Facebook wala statut non réseaux sociaux yàggul waaw mais moment C'est loolu récent. yàggul quoi C'est récent. yàggul mais man dama mës a gis man mosuma koo gis bokk benn année man 80 au-delà de 80 est-ce que amul non ci ñun suñu loolu lay wax génération quoi c'est-à-dire maa ngi lay wax ni la est-ce que comme gàttu mag ñooñu nga jëloon doon dem gëstu histoire bi est-ce que mënoon a gëstu tamit boole waale ci gëstuwaale ba nga jiitee mouvement bi boole na nga gëstu église bi histoire ban ko fi sàncee kañ la yan lañ fi mujjee activité yu ñu sa def ci dëkk bi yooyu war nga ko waaw loolu vraiment càmbar xooli ko dooguma la yàlla bu la dee dog parce que même non dee moom incha allah waaw au niveau de la rajo man maa tax émission chrétien di fa yow mi waaw man ci rajo ci rajo Sénégal tous les dimanches bu non man maa ngi wax ci église bi waaw fa laa jëm si tey su fekkee respecté na normes yi nga xamante ni moom lañ fa man maa tax émission boobu ok parce que toujours damay gis xaw ma ignorant laa ko mën a tuddee xaw ma dañ leen a ñimewul mais duñ ñimee duggante ñi man maa njëkk a sol sama daal ñëw ci abbé biñ fi jëlee kii remplacé ko ok ma ne ko dañoo yor fii rajo communautaire expliqué ko daal xamal ko ni dañoo bëggoon nag cër bi ci ñeneen murid yeeg tijaan yi ñëpp am yéen ngeen am ko ci te tous les dimanches dama seetlu yeneen rajo yu mag yëpp dañ koy def mu rafetlu ne ma del indi sa dictaphone donte ni mënoo teewee suñu mais yaa doon def émission dama ko doon enregistré damay indi sama dictaphone jox ko comme samedi dimanche bu ñu xëyee bu ñu defee mees ba pare mu ñëw jël ko nettoyé ko teg su loolu mënta am man li jëm ci ay coran c'est-à-dire comprendre loolu reportage yow da nga ñëw doon def benn jël sa micro dégtal ko mais émission bi ko doon def émission bi amuñu woon ñoom pour ñu mën a jox ku ñëw def émission chrétien c'est ça parce que émission mais coran chrétien du yow yaa ko mën def non dégg li ma la dama ñëw expliqué ko mu ni ma donte ni mënoo teewee suñu julli parce que sa religion mayuloo ko mais abal ñu jumtukaay boo xamante ni lii fii xew di nga ko mën a am ñu dictaphone may jël jox ko wax wan ko ni ñuy enregistré saa bu jullee ba pare jox ma ñëw teg su fekkee loolu mënta ne ñu tegal leen choral sélection 1 heure de temps ko ñëw d'accord nga islamo-chrétien bu baax parce que bi ñu solee suñu daal dem fa waxtaan ak moom ne ko dafa am mouvement bi fi judd expliqué ko suñu ambition daf koo rafet vraiment man ni mu ñu accueillir rek laa xam ni kii am na beneen amour bu mu yëgaat tey boo xam ni peut-être dañ leen daan romb waaye politique man boobu mosuma koo gis ok ñu ñëw set setal bi foofu nga ko tàmbali fa lañ tàmbalee def suñu set ak yan nga yóbbuwoon comme jumtukaay waaw parce que xombal dafa am problème mu matériel yu jumtukaay set daf ko am ci mairie yi leen toog di ko wax daf ko am xombal amul oto mbalit xombal amul buret amul ñaari buret ñoo fi ne dafa mel ni opposant mu wax non du opposant mais remarque la xombal ñoo ko moom tamit ñun ñoo moom dëkk amul buret amul buret amul oto amul fourchette amul rat te yow loolu nan nga def ba nettoyer voilà à l'appel de xombal bu ma koy boole ñoom ñoo ñu àll ñaari buret bi ñu defee suñuy gëstu xombal amu ko man gars yi xool leen lii rek dëkk bu toll na xombal amul benn matériel boo xamante ni tey ku soxla association wala mouvement pour set setal da ngay dem directement mairie wala nga def sa lettre ñu jox la yow ñaari buret nga nettoyer ñaari buret lañ ko nettoyé ba mu set et puis fan nga doon nettoyer ci biir église bi lañ doon nettoyé parce que foofu ñoom doon setal nañu xawoon nañ xam naa da nga fa ah bon fekk nañ fa mbale dëgg si est-ce que doom ko bëggoon a def ni non mais ñooñu dañoo kii non c'est vrai dañoo set vraiment dañoo set ñoom mais abbé duma bàyyi dañuy ak gars yi nga xam nettoyer tout ne ça foofu génne nga fa mbali génn lañ fa génne ci mbale ëpp na ñaari saret ëpp na ñaari saret ba ci classe yi booy di jàngi gars yaa ngi ni duñu ma bàyyi ma wax lu dul dëgg non waxal rek waxal peut-être abbé mi ngi xombal ñoo ko àndi abbé mi ngi lay seetal voilà abbé mi ngi abbé ñu ngi lay nuyu bu baax suñu xarit la bu baax a baax vraiment moom itam ñu ngi koy jaajëfal ànd ak ñun set setal bi même am na ay éléments yu fa newoon ñu jàpp ci bi ñu paree mu teral ñu rafetlu archive yi mi ngi suñu téléphone vidéo yeeg photo très bien kon daal nettoyé ngeen ko ba mu set nettoyé nañ ko ba mu set kan moo leen jàppale ci loolu benn dimbal seen dimbalu bopp la seen kees la ak ngeen am ay partenaires amuñu benn partenaire suñu dimbalu bopp ah mais ñaari bu dal leen abal léegi yi ngeen doon bare rato yeeg yow waaw moom laa lay wax matériel yooyu nga xam ne moom lañ doon nettoyé lépp à l'appel de xombal la ñu wax kon yéen à l'appel ñoo leen appui ñoo nekk sa premier partenaire kon dafa mel ni loolu nga bëgg a wax ragal ko wax non du ma ni ñooy suñu partenaire parce que du ma wax lu ma maîtriser dañoo am problème lañu am parce que bu ko mairie amoon ñoom ñoo ko dégal waaw su ko mairie amoon waaw ñun dem ci à l'appel de xombal ok su ko mairie amoon ñun ñëpp a ci yem même pied d'égalité mais mairie amul am di mii du ma bàyyi ma fen dañu demee kër Sëñ Mbàkke an wax naa ko ma ne ko li ma gën a naqari ci xombal mooy dëkk bu toll ne xombal amul benn bu rek wax nga ko Sëñ Mbàkke am léegi nii man candidat amul lu may candidat la amul lu may rusoo wax nit di ko wax ci ginnaaw mun noonu du ma genre nit léegi lu mu la tontu am léegi nii dafa accepté li ma ko ah d'accord da koo d'accord ne carrément amoon nañ ko mais xamuñu fu matériel di jaar ah bon moom wax loolu Sëñ Mbàkke la wax loolu ci saalam maa ngi toog am léegi toog ma ne ko sama premier en problème tant que leader soxla nekk leader bëgg dëkk bi moom muy loolu tontom la moom Zil c'est à vérifier duggal ci mairie ji yëpp nga xool doo fi gis li ñu bare taxaw doo ko fi gis
doo ko fi gis. ok te c'est pas normal nañu waxante dëgg ba ki dem damay dem Mbour ma romb Ngoundiane seen oto mbalit bi gaare comme yi ne Dakar man xoolal ma lii Ngoundiane amul sax 40 kër am oto mbalit bu mucc ay bi te Xombol ëpp ko fuuf te mënta am sareetu mbalit tey jeunesse bi ku fi soxla nettoiement da ngay am problème foo jëm à l'appel de Xombol ñoo fi ne ñaari buret la ñu am ñaari ratu ñaari nu mu tudd fourchette mouvement Xombol la dëkk moom lu ñu am. waaw ñi ngi ci démarche yooyu ok ñu ngi ci démarche yooyu parce que même bëgguma ko woon sax teel a wax mais am na benn projet bu président Macky Sall taxawal bu jëm ci wàllu boobu di segg mbalit meeg yooyu am na ay démarches yu ma ci doon jot a def ba waa ji ne ma projet bi mi ngi Saint-Louis ak Touba ak Thiès projet pour kii mbalit maanaam ci ay mbalit la ñu yëngatu pour nettoiement dañuy indi ay sareet dañuy indi même genre kii la daal locaux yu ñu tabax nga xam ne tey bu sareet bi xëyee dem tonni ji mbalit mi ci dëkk bi bu ñëwee bu ñu ko sottee fa mën nañu koo seggaat ba mu am na njëriñ askan man waxtaan naa ci moom ba mu sori mu ne ma projet bi ñu ngi côté boobu mais suñ ko lancé waatee jël na sama numéro dinaa def si ñu xool naka la ñuy def ak ànd ko maire yi ba loolu accès fa. ban année nga gën sa mën nga ma wax date mouvement ban date la. le 5 février. mais yaa ngi teg de le 5 février. yaa ngi waaw le 5 dama parce que bëgguma wax lu ma maîtriser loolu yëpp war nga ko gëstu tamit si gëstu bi nga doon def kàddu mag ñooñu war nga gëstu waale loolu. waaw le 5 février la. oui le 5 février bi ñu génn dañu marqué fi ay pas nag vraiment. février ñoo ngi ci juillet de. waaw ñu ngi ci juillet presque juillet. élection yi février la woon. suba lundi ñu nekk dugg ci juillet. élection yi février la woon. oui février laa ko lancé. pourquoi ngay xaar moom élection bi Xombol laa dëkk bi mu toog ba nga xam ne local yi la ñuy waxtaanee mu ni cop ci cërëb dafa mel ni am na galgal boo leen bëgg a indaal. élection non dëgg li ngay wax parce que Xombol waa ngi lay seetaan. élection te question yoo présidentielle xam ne yu bëri gars yi wax nañ ma ma laa leen loolu pourquoi ngeen di xaar ba élection ñëw da ngeen di commencé créer ay mouvement di créer ay association bëgg a tàngal nit ñi ci dëkk bi. élection présidentielle. waaw la ñu taxawal mouvement du locaux bi. dañu koy taxawal boobu jàppaguñu waxi élection la. ok élection présidentielle. waaw le mouvement bi juddoo. waaw parce que boobu man dama jàppe woon ni changement day am. ok man loolu laa defoon man sama xel. Allah ku yàlla dama foogoon ni man beneen président la ñu. mais finalement amul. waaw ci télé nag laay wax du ma nëbb li may wax. pour man boobu Idrissa Seck moo doon président. lu tax nga yaakaar ma ne su Idrissa Seck doonee président. waaw Xombol da ciy bénéficier. pourquoi. kon su fekkee tey mouvement bi judd. ñun tey lu ndaw la ñuy def rek Xombol dépassé niveau bi man calcul boobu laa def. calcul bi muy dafa faussé de. waaw parce que l'homme kon propose. données yi changé na données yi dafa changé léegi waaw finalement données yi changé après la nga tegaat ci kanam. parce waaw que bu données yi changé rek am na leneen lu ko war a remplacer. waaw li ko war a remplacer nag mooy doomi dëkk bi nga xam ne ñoo taxaw tey pour laaj dëkk. waaw ñooñu leen bëgg a jàmmaarloo. yéen ñi non mais attends jàmmaarloo dafa garaaw de. waaw jàmmaarloo mooy. mais Konté li nga wax garaaw na de. non 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 est-ce que doo ko retiré wala ñu continué rek. wax bu feebaree assumé nga ko. wax bu feebaree. noo koy dégg day ñoo wér a wér. jàmmaarloo bi mooy. mooy lan dama déggoon ci maam Abdou Aziz muy wax ni. ku ci ne li la naqari. waaw mën nga koo laaj ci yar ak teggin ba am li nga bëgg te taw bi. kon candidat ngay doon. non non lan nga bëgg a wax mouvement bi day dem élection. mouvement bi jàmmaarloo koy boo ko waxee ci ñi fi ne mooy da ngay dem élection. mouvement bi pareegul pour dem élection mais ni ñuy jàmmaarloo ak ñoom mooy ñu xamal leen ñoom nañu gore delloo Xombol li mu moom. ñan ñooy góor ñan. ñi nga xamante ñoo taxaw tey bëgg jànq di fii ñu toog mooy jànq bi tey ñëpp a ko nopp. waaw dëgg la ñëpp a ko nopp bu sañoon tey mu doon sa gerte. waaw loolu am ni ma ko mën a wax sa soxna. waaw 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 sa soxna si. bu sañoon tey mu sëy si. waaw nga sëy ak moom. waaw waaw. nañu delloo njukkal fii ñu toog suuf si ñu toog. il est temps muy xam 1925 la nekk commune. dëgg la de. yàgg na. xale yi boobu juddoo ko laay ñu xam ko léegi. doon dem ba 25 bi. mu ngoogu léegi booy ndaw yi ñëpp dañ koy fo. waaw dañ koy fo. xam tey nañ boo ni demoon 25 la. boo duggoon ngay. jëlatul ngay jàng. boo duggoon ngay. tey bu la yàlla mayoon benn martaba bi nga mën a yee ñi fa tëdd. boo ci ne jugal ñibbi bu jugee du jaawle ko. waaw ñun ba ñu juddoo ba tey gisuñu fi benn changement. ok. ñu ne nag pourquoi pas ñun. waruñoo mën a bokk ci ñiy xeex loolu Xombol am changement. ok jàmmaarloo bi loolu la rek waxtaan ak ñoom ñu wax ñoom projet yi nga xamante ni sumb nañ ko fan la tage am na sax lu ci jotoon am keneen ki nga xam moom la fi yàlla nar a teg moom it mu xam liñ ko sas la mu doon. mais doo ko xam. mu bañ a bokk ak ñi nga xamante ni ñoo fi jaar. dinañ ñëw tegal sa baram mbokk yi ba tey rek en route vers les élections ñu dalal mouvement Xombol la dëkk ki ko jiite di Thierno Konté ma gën koo wax ma gën koo xamee man Boy Konté nga xam ni booy bu doy waar la dégg ngeen li mu waxagul ci église bi la tàmbalee sa ñaareelu projet sorti ba nga demee église ci weeru koor bi waaw ci weeru koor après weeru koor mais avant weeru koor bi léegi après lan nga defaat waaw ci biir koor gi lan nga def comme ni ko gars yëpp di def ay ndogu non waxi ndogu bu ma ko wax ba waaw dinaa ko wax non boy parce que xeebuñu ko boy bu leen ñu wax waxi ndogu non 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 xeebuñu xam ko nga boy association non yéen ndogu non xeebuñu ko benn yoon parce que xam nga lu tax keroog la majeure partie ña fa ndogo duñ ay Xombol la yow noo ko defee suñu ndogu bi noonu la ko defee buñ ko defee seen comme kees ko def wala nit ñee ko def jox leen ngeen def waaw suñu doolee bopp d'abord non wax leen attends lépp day leer foo jëlee parce que samay moromi nawle laa foo ko jëlee
waaw da ngay déglu acca bismillah samay moromi nawle laa toog Xombal ngay waxal bëgguma émission bi jeex ñu ni aka mën a wax loolu dëgg mais xombal lay wax ngay waaw waxal fii lañ toog ci salle bi di ko waxtaan waaw man leen dañoo war a organiser ay ndogu mais suñu doolee bopp d'abord ku ci nekk ci ñun da ngay cotiser parce que ndimbal na ci fekk loxoy borom suñu jëlee li ñu bëgg a organiser wékk ko ci ñoom seen kaw su ëllëgee fu ñu bëgg a jaar loxo la ñuy jaar cotisation bi ñaata la cotisation 1000 francs lañ laaj 1000 francs ndogu waaw waaw mais yow parce que membre yi ñoo bari est-ce que ñëpp te jamono nii mais est-ce que ñëpp joxe waaw ñëpp joxewuñu parce que doole yemul bu doon 78 yi nga waxoon de ba ma juumul muy 78000 bu ñëpp joxee 1000 waaw loolu moom mën ngeen ñëpp ñëwuñu am na ñoo xam ne sax ba ci biir jour ndog yi ñëwuñu te ñu ngi ci mouvement bi mais ba ngeen dajalee bi ñu dajalee somme bi ñaata la waaw loolu trésorier loolu moom non yow yaay njiit bi yow moom trésorier yaa ko yilif xam nga li war a nekk ci kees gi en tant que njiit personne moral xam nga dafa am lu nga xamante ni maanaam man li ma leen waxoon rek lii du association ku ci ne nan joxante mouvement la nan joxante confiance association ak mouvement différence bi la am na différence lan la jox ma différence jox na ko ngir yàlla ñu man ni ma jàppe association waaw mooy comme yi nga xam ne moo doon am xombal folklore ay 72 heures kërëb waaw mais ñun li xombal di jooy ñun li xombal di jooy muy développement la bëgg moo tax ñu mënoon nañu créer association mais comme suba folklore du yëpp parce que da nga organiser ay 72 heures di nga toll foo toll di créer ay setal yàq ñu seen i activité mais ñun li xombal di jooy ñu ne mouvement rek moo ko mën foo lañ koy jooy fi ñu ko war a jooy su jaree bind lettre ba niveau présidence dinañ ko def pour wax ñaxtu quoi wax ñaxtu su jaree mars dinañ ko def mais mosoo ñu nee mars quoi waaw baax dinañ gis beneen facette ah bon dinañ gis beneen facette yéen mouvement mars boo xam ne xombal dëkk yi nga koy créé waaw te mars bi incha allah bu ñu ko jàppee bu ñu ko defee xombal foo la ko def Dakar lañ jëm mais ça fait waaw tey mouvement xombal dëkk wala tàmbali parce que yàgg na mais saway tàng ngay dem ba Dakar aha kay parce que taal boo koy ëpp mu tëw boy wet dina nga ko ëpp gis na ne da ngeen dem Dakar jàkk taxaw ci buntu palais bi di wax ak lu mu jaar xeexuñu xuloowuñu taaluñuy pëna baareewuñu pacifique la ñuy def te su boobaa dinañ fexe ba def communication de telle sorte que tous les xombal luwaa yoo xam ñi ngi Dakar dañu wis waaw parce que li ñuy xeex ñun suñu intérêt mais su ma la déggee dafa mel ni xombal amul leadership amul ay leader gisuma ko dafa mel ni yow loolu nga mooy bëgg a wax gisuma ko dama amul ay leader yow lan mooy problème bi nga yaakaar voilà bonne question xombal moo leen intéressé ñu wax ko de xombal moo leen intéressé kër sax mën nga faa yeewoo te kër gi du la intéressé su buntu yàqoo ñun la buntu bi yàqu na nga ne ah na ko xale yi defar su fosse bi feesee ñun la fosse bi nga ne ah na ko xale yi vidé xombal moo leen intéressé ku ci ne tey boo ko defoon comme seen mbubu mi ngay sol wala xew bi ñu la yëgal nga xool mbubu ba gën a rafet nga sol xombal day dépassé fii ñaata milliardaire wala ñaata millionnaire ñoo di xombal dañ ko wax te de cadre ñaata cadre ñoo di xombal Dakar fii Sénégal amul buntu booy fëgg te kafanee du xombal la te fu ñu ne dañuy cartonné c'est vrai yàlla def loolu si ñun mais lan moo tax mënuñoo revient ñu wax sur le terre xam ni fii mooy base retour au bercail waaw ñi ci ëpp ñoom xam école 1 la ñu jàngi ay école 2 école 3 dem ba nekk cadre jël sa njaboot tuxu fa dëkk bi day dee ci dee la jëm parce que sax même ku ñëw bëgg a doon maire boo xoolee xam ne ñëpp ñu taxu jëm Dakar dafa sabara def dara parce que da nga naan su ma ko defee ñan ñoo koy utiliser mais am nga yaakaar ci candidat yi taxaw samp seen dënd moment bi am nga ci yaakaar ñu mën a def changement bi wala ñi ngi peeg askan wi laa ko mën a tudd ah bon waaw ñi ngi peeg askan wi ñi ngi peeg fii ñu toog peeg waaw loolu laay wax parce que tey boo ma joxale exemple waaw ñi ngi peeg xamul li peeg moom laa la jox exemple moom laa jox exemple tey comme ni ma la ko waxee ni ma la jox exemple tey ni fii ñu toog mooy jànq tey xale bu jigéen boo ko nobee maanaam ngay def de toute façon pour moom mu xool la te yow moom xoolul nu ne di nga ko def di nga sañse di nga jaay taar comme ni ko gars yi wax di nga jéem a amante ak moom coordonné yooyu yëpp di nga ko def na gën a leer mais boo ko amee dama bëgg ñuy seetaan comprendre na gën a leer waaw ni mu gën a leer moom ci ajëm ni tey nga nob benn xale bu jigéen ni ma la ko mën a wax nu ne di nga ko def pour mu nob di nga waneewu di nga jéem a xamante ak seen waa kër loolu la di nga ko def mais tey ñu ci ëpp ci ñun góor ñi tey boo ko amee da koy fooy man exemple boobu laa jël ci waaw léegi non maanaam leader yi fi nekk da nga bëgg noonu la ñuy dox déedéet ñëwaguma seen ëllëg ñoo ñu dox nii moment bi waxaguñu ëllëg bi yàlla moo xam voilà mais pour l'instant suñu borom rek pour l'instant mais moment bi li ñuy teg yow da nga dañuy peeg waaw ñu ñëw ci loolu naka lañ koy peeg yow loo jàpp ni moom la ñuy def waaw ñi ngi gis tamit xombal lañ dëgg waaw ñi ngi gis ay mais peeg bi laa bëgg xam ay organisation wax nga ragal a wax peeg dañ koy rafetlu wax nga ragal a wax peeg waaw ci laa jëm ñi ngi gis ay organisation yu ñu fiy amal dañ koy rafetlu vraiment organisation yu bari comme lan waaw mën naa ci jël exemple ku mel ni mën naa ci jël exemple ku mel ni honnête dafa mel ni tout dégg naa surtout dëgg waaw eggaleen exemple tey organisé na fi journée d'excellence muy loo xam ne ñun la waroon ñun tey buñ ko mënoon ñun la war parce que jàng ba année bi jeex ñu ne la kaay ñu primé la parce que say morom yaa ci dàq jàng day ñaax ñi ci ginnaaw suñu
suñ ko xamee suñ ko xam jël booy yi nga xamante ni mosuñoo xam Dakar wala xamuñu ay monument de la Renaissance yooyu yóbbu leen fa ñun la waroon benn xam nga wax nga beneen loolu rafet na beneen bi ci des mooy gis nañ coupe du monde bi ni mu ko defee woon fan zone courant xawoon nañoo sonal ak yooyu fan zone waaw muy indi ay télé ak yooyu mooy fan zone neen fan zone loolu action bu nice muy ñaar ak la waaw loolu laa mën a jàpp ci kii loolu fekk askan moom rek moo def loolu ñi ci des nag defuñu dara ñi ci des comme kan ko ma mën a tudd bi dañuy waxtaan non yoo ñu fi ne xam nga yaa ni xam nga dëkk xamante ne man li ma dégg man ci wéewu bay candidat dañoo bari waaw non waxugun kon li ma dégg ci wéewu bay yow da nga ni ñi fi ne dañuy pekk askan waaw ma dàqee la foog nga ni ma honnête li muy def indil ma ñaar yu mu def waaw indi journée d'élection indil ma fan zone ñi ci des da nga leen a fàtte parce que dama nga ci sëñ Mbacke wax nga ko sant ci début ko sëñ Mbacke waaw kon candidat la moom deful dara ñeneen ñi deful dara am nga candidat sa koñ sama koñ ko fa candidat xam nga ko mais non attends pourquoi yow ci candidat yi nga bëgg a sippi kenn mais parce que dafa mel ni kon li ñuy wax ñi xombal laa dëkk mouvement à l'appel liggéey la déedéet kon dindil démentir déedéet démentir ko ci mouvement xombal laa dëkk non kon démentir voilà wala nga dëggal ma wax waaw na leer Honest Boy xaw ma ko man non bugguma loolu man mouvement ma tudd dama lay wax non dama lay wax bul personnalité débat da nga ni à l'appel man bëgguma ñu débat bi ñu koy personnalité non damay wax mais ma parce que da nga ne non man tuumal non ici c'est moi qui dirige waaw ok da nga may dégg dama ni mbokk yi ba tey dama bëgg ñu seet xam naa ni sax yéen a ngi dil seen nopp bu baax jox na ko ndax macha allah audience bi leer na ndax dinañ ko teg ci télé bi xombal waaye seetaan ko mais du yem foofu ndax dina dem YouTube Xombol TV boo tapé boo duggee YouTube rek da ngay def Xombol TV rek vidéo yi mu mus a def yëpp émission yi en route vers les élections ma nga fa bu Honest Boy bu Modou Dieng bu Lamine Gueye et cetera ak tey première sortie mouvement Xombol laa dëkk dirigé par Thierno Condé Thierno benn candidat rek nga fi si te candidat bi ni nga ko waxee dafa mel ni kon li nit ñuy wax ci mbir ni mouvement Xombol laa dëkk mouvement à l'appel de Xombol lay liggéey. moom laa lay waaw wala de moom laa lay wax nag pour nga may ma tontu bismillah pour nga may ma démentir mooy Honest Boy xaw ma ko bu dul seen bu may am ci moom nii seen mosuñoo joxante loxo xanaa kon ay wax day leer benn mosuñoo joxante loxo ba tey démentir de ko mouvement Xombol laa dëkk c'est un mouvement apolitique ah bon waaw ànduñu ñoo Honest Boy xamuma ko man man mii nga xamante ni man lañ nommé comme coordinateur man xaw ma Honest Boy mosuñoo toog mais man ko yow xamoo ko mais mouvement bi am mais na koo ko mën a xamul xam noo koy liggéeyee non du yow kese yow yaa moom mouvement bi ko moom dama koo jiite mais moom mu ko mais ay góor la yu tëju waxtaan ne c'est apolitique c'est apolitique ànduñu ak ma Samba ànduñu ak ma Dem mais kenn Honest ay cousin ñi ngi ci mouvement bi ah bon waaw ana kan c'était ma kenn ku ci mel ni Momar Diallo Momar Diallo directeur école la bu Ndeye Momar Diallo bu ginnaaw Momar Diallo bu ginnaaw raay cousin Honest la mi ngi ci mouvement bi waaw ak am nañu bokk ci mouvement bi bokk ci waa kër Magay Boy à l'appel de Xombol ok mais dérangé wuñu est-ce que xam nga ni émission bi archive li ngay wax dara du ma ko ci changé virgule du ma ci kaw damay bañ bu subaa bu dabalee tuuti waaw émission bi démentir Honest xaw ma man ko ngaa dëggal li ma lay wax Honest xamuma ko liggéeyalu ma ko xamuma ko koy liggéeyal te ñi ma àndal ñii toog nii waaw ñi ma àndal ñii duñ ma bàyyi may def nag suñu kon man kon parce que élection suñu yi réunion fii day tàng jër mais élection yi noonu nga koy taxawee yéen noonu lañ ciy taxawee Voilà, mooy li ma la parce que wax. tamit boo leen àndut ak kenn Mooy li ma la wax. politique gu leen mais kon Xombol mën na leen ko defar wala dafa am feneen façon boo leen koy defar waaw façon bi ñu koy defaree mooy tey bu jaree audience comme ni ñu defoon na sëñ Mbacke am toog ak moom laaj ko lan moo tagal suñu sànc kon mouvement audience la mu leeral ñu ko mouvement bi audience ok Parce que mën ngeen ko gis- tuddee mouvement audience non 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 mënuñu ko tuddee mouvement audience ah xam nga loo gis ndànk-ndànk su laajee safal dañuy safal mais puisque dañuy soog a judd te dafa am lu ñu war a xam pour téye ko pour ëllëg suñu doon bind lettre président Macky Sall wax ko li fi góom bi ne ndànk-ndànk moo la ko mën a wax amul lu ko gën a yomb loolu nga yàgg mooy lan nekk ci fi ñuy nasa fi ñuy décider ngeen bokk fa au moins ngeen am fa kenn wala ñaar loolu weesagul non yow yaa di politique non loolu weesagul yow yaa di politique di xam nga man ni ma jàppee Non, politique bi non, mooy non, comme non. tey nga ni man maay candidat waaw wala ñun dañuy dem bootu ci benn candidat jàppale ko si jàppale ko oui fii ci ànd la paree guñ ko def pareegu leen waaw paree guñ kañ ngeen ñu ko pare def kon yéen maanaam élection locale yi ñu ngi disee bokkoo leen ñi ngi lëlu pour wax non duñu bokkuñu ci na leer ah duñu bokkuñu ci oui. ñi ngi lëlu di waxtaan bokkoo leen. parce que ay xel yu ñëw la rek dañuy waxtaan chaque dimanche dañuy réunion xool nan lañ wan yoon lañ war a mën a jaar wan yoon lañ war a mën a tey yooyu yëpp ñu ci ay démarches man de li ma bis bu jotee nag pour ñu war a mën a ne dañuy ànd ak bii candidat souvent dañ koy def mais suñu parewul nag pour ànd ak benn candidat duñ ko def mais suñu moomeel gi la ñuy wax ñun suñu moomeel moo ñu gën a intéressé bu ay Honest Boy ay Lamine Gueye yooyu intéressé wu li ñu intéressé mooy suñu kon tey moom yaa ngi évolué début ba sëñ Mbacke dem nañu toog waxtaan ñu dawal nga ni ma Honest def na lii def na la mais ci fi nga mujjee yokkaat nga yaa ngi yokk candidat yi benn léegi naa candidat kooku moom deful benn activité moom moo tax ma ne la deful benn activité non moom mi ngi def pourtant journée d'élection bi ngay apprécier moom def na ko ci journée d'élection
waaw dee daara ci koor gi. dee daara waaw ci koor gi mais boobu tamit amu na njëriñ parce que lu tax waxoo boobu lu tax nga bëgg a wax moo tax gars yi di leen ji xel mooy fat fii la ñuy jiñe xel mooy fat te yow nee nga ci puis politique xel mooy fat parce que daanu dajut suuf da nga xam nga loolu waaw daanu dajut suuf tey li nga bëgg a wax yëpp doo ko mën ndax sa xel mooy njëkk a préparé wu te xam ne yow te xam ne kii café gi ki nga xam ne café gi ci moom lay tàggi moom ngay jàkkal war nga xam ne man dama yor benn feuille di wax ak yow te question bi ma lay dóor benn man yoruma feuille te maa ngi tontu waaw non moo taxit yaa ngi fàtte da nga waroon note da nga waroon jël note mooy li ma la wax sànq ci biir wax dama la wax bu feebaree bu ëllëgee dama la wax bu feebaree en tant que leader déglu ñoo war a wér dafa mel ni amul communication bu la tar préparé la avant ngay wala bien sûr am na bien sûr parce que gis naa ku mag ku nekk seen ginnaaw mais dafa mel ni pourquoi mu seetaan la te gis naa mu yor non du seetaan sax parce que même bëggoon na nga jël ko antenne mais ma ne ko si war nga nangu loolu bañu ma ko war nga ko absent bañu ma ko parce que expérience bi moo tax bañu ma ko mais xam nga man j'ai fait la radio waaw je sais mais moment bi nekkoo fi comme di jël waaw c'est vrai actuellement tu es là pour c'est vrai moo tax li may histoire mooy wax ak tontu jaaxalul parce que man mën naa wax ak ku ne même tey Macky Sall bu ñu amoon audience dina xam ni kii wax ak moom kii lu def malgré que je fais pas les dons mais ku ma bëgg a waxal mën naa wax ak yow ci domaine bu mu doon sànq da nga ne leader yi dafa bëri foofu waaw limal ma leader yi bëri na limal ma tey mën nga cee cité tey ku mel ni Lamine Gueye waaw Honest Boy waaw ay sëñ Mbacké Anne waaw Lorou Dieng waaw kii Coly nu mu tudd doomu Ferdinand Coly Émilie Coly waaw ñooñu daal laa ci jàpp man ñooñu laa jàpp ni man waaw vieux jeune wax nga ko ci rajo man déggu ah yow xanaa dëkk ko xamal déggu yow nee nga lu xew xamal nga xam ko yaa ko wax léegi dama ni lu xew xombal mën nga ko yëg à travers dépendant wu candidat yooyu yëpp yëgu ah bon parce que loo maîtrise tamit bëgguma ci wax waaw mais ñi nga xamante ni daal ñoo ne mën naa ni ci kaw tête de file waaw ñooñu moom mën naa leen si xam naa leen parce que dégg naa seen i jaloore dégg naa tamit ay démarches yu ñuy def di créer ay mouvement di créer ay affaires pour nit ñi bàyyi leen xel ngir bu bés ba pour ñu xam na foofee mais candidat yow noo gis Aliou Waye yow d'accord nga ci wala d'accord nga ci pourquoi d'accord d'accord pourquoi parce que tey ñoom ñëpp xamante ne ñoom ñëpp ñoo bokk tey damay jël exemple Honest ak Lamine waaw su ma juumul rakk Honest takk na rakk Lamine ñoom ñaar ñu ne dañoo bëgg xombol dañoo bëgg xombol développé pourquoi mënuñoo boole seen doole muy benn su fekkee li ñuy woote dëgg message boo leen yónnee la wala bu ma leen yónnee la acca waxal su fekkee li ñuy woote ne dañoo bëgg xombol développé jógee fii mu ne ñoom ñaar ñëpp ku ne macha allah yàlla seetaanul am nga loo mën a apporter xombol nañ boole doole ji muy benn yow bu ma yoree kànja yow nga yor tiir kee yor ceeb au lieu que kee di beru di def sombi man nu may def sama tiir dama koy naan sa kànja gi kii yor nu mu koy def duñ ko boole def suufu kànja mu neex xombol waru fee mën a am ay plusieurs candidats war ko mën a yow ñaata à peu près deux rek doyoon deux rek doyoon kan ak kan tey boo doon sëppi ci ñoom kan ak kan kan nga gis ni ñoom buñ jàkkaarloo xombal kuñ ci am dina jëlee ko xanaa loolu war nga ko mën a assumer nag aussi pour man waaw pour man même xale bi soog a judd mën naa développer xombal non bu soog a judd mënu ko def non ci léegi non déedéet non mais xam nga exemple dëgg la baax na mais nag di joxe yoo xam ne nii xel nopp da koy mën a dégg baax day baax aussi non ci waxin mais tey boo nee diw ak diw xam nga mën nañoo jëlaat diw wax tamit diw barke feneen nekk dafa am fu favoriser ak nangam sànq mais man su ma sañoon jàkkaarloo dafa am parce que lépp ci biir bokk ok parce que non loolu la leen di indee féewale la leen di indee parce que ku ne xam na ne politique bu xombal dafa sant kon daal gis nga ni Lamine ak Honest doon war a am loolu nga gis man su ma nekkoon seen place man su fekkoon su ma leen digalee dinañ def waaw ñu boole seen doole muy benn waaw ñeneen ñi nag ñoom seen doole yi ñoom fuñ ko ñoom waaw ñi ci des mais boo boolee ñaar ne boole woo ñeneen ñi mais ñooñu dem dañuy ñëw samp seen parce que xam nga problème bi fan la ne mooy ñoom ñëpp ñoo bokk benn parti ñoom ñoo la wax loolu bàyyi ñu xel loolu ñoo la ko ñoo bokk benn parti fu ñu bokkee parti xombal amul opposition limal ma ñi fi ne xombal amul opposition ñi ne dañoo bëgg doon candidat yaa ngi tooñ opposant yi xombal amul opposition opposition bu bëgg lañuy xool amu ko waaw lu tax nga wax limal ma ñi ne dañoo bëgg doon maire ñoom ñi dañoo bëgg doon maire waaw ban parti lañ bokk ay affaire doo nga fi non yow yaa jàpp ne ay affaire ñoom ñëpp affaire boo yow gësoo ko ñoom yow yu bëri affaire échappé na kon nag kan nga ñëmee taxaw ni affaire Lamine Gueye affaire moo la ko Lamine Gueye rentrée politique dama la laaj non dama ne ndax moo la ko rentrée politique bi mu def fii ci bayal bi waaw c'était là-bas loolu rentrée politique yow yaa rentrée politique lu mu doon ba mu taxawee dañuy la lu mu waaye message kii même bu dul rentrée politique ah damay bañ ci commentaire yi gars yi tontu la jaakaar booy yi nga wax ma wax ko même su dul rentrée politique waaw kan la jàppale ci élection yi waaw mais su mouvement de soutien amul non dañuy waxtaan mënu ma gëm man damay laaj am na wala amul ci politique am na mais Lamine waaw Lamine ku ko xamoon bu njëkk waaw xamaat ko léegi waaw man keroog laa mos a gis waaw man dama doon wax sa benn instant ne man su ma doon moom dama dugg ci politique ndax la parce que boo xoolee ak comportement bi mu yor
du jigéen politique Style quoi. waaw style waaw du style politicien. ah bon. man dama doon wax ne est-ce que gars yi dañu ko dugal ci buuba boo xamante ne xamul. ok man loolu laa doon wax te dama doon préféré su ma doon moom. waaw ma bañ a politique. léegi wax nga Lamine ak kan. honnête honnête na la. honnête à l'appel de Khombole la ñuy wax. waaw APR moom moo la ko. APR la. ma ne mosuma ñoom dégg ñëpp benn yoon ñoom ñëpp APR la man maa la wax lii. ah bon. ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn. booy li ngay wax ni gars yi na la demande gars yi dañ lay demande. nañ ma demande parce que ñoom ñi xëccoo maire yi yëpp APR la. ñoom ñëpp. Khombole amul PDS amul. Ousseynou Diop candidat la. Ousseynou Diop. waaw te moo jiite PDS. yaa ma ko wax moo jiite PDS. yaa ma ko wax. moo tax man la gëstu woo yow lu bañ non yaa ma ko échappé booy. en tant que mouvement yaa ma ko wax yow yaa ma ko nga wax dëkk Khombole. parce que affaire yi da la échappé. non non non. xam nga non j'assume man li may wax moom assumé naa. Ousseynou Diop candidat la. mais mënuma man. réew mi am na fi réew mi am na fi. mënuma man en tant que réew mi amul. déglu ma rek mënuma man en tant que ne mouvement laa yor damay gëstu ko war a doon candidat ku ko def. mais déedéet kon kay bul dëkkal nit ñi fi mu dëkk aussi. mais xam naa xel man ña jëm ca cappaandaw. waaw xam naa fa ñu far. xam naa ko tamit. élection yi ñoo ko seqoon fii ci dëkk bi. waaw may gis porte à porte yi ñuy def. mais may gis seen i campagne PDS mi ngi fi réew mi ngi fi ñëpp a ngi fi. mais kon boog ñoom fësaluñu seen bopp wala dañoo ragal wala ñoo ñi ci des ñi fi ne dañ leen a jaay ñoo leen ëpp doole moo tax ñoom ñu ne moo ko croiser rek. est-ce que du loolu lu nga mujjee. waaw su fekkee loolu la kon ñoom cuune nañ. pourquoi. Khombole dëkk bu toll nii amul opposition. ah c'est pas normal. te opposition wala opposition bi fi nekkoon amuñu doole. kon seen biir ñoom waaw mais kon ñoom seen biir ñoo tajoon ci bopp nga bëgg a wax. voilà. ah ñoom seen biir xëccoo ci biir mbokk. xëccoo ci biir mbokk. léegi loolu lan mooy si rôle mouvement Khombole la. waaw li ci suñu rôle. waaw li ci suñu rôle bëkkante boobu yow luy suñu rôle li ci suñu rôle mooy li ma la wax sànq taxawaay. li mooy li ma la wax sànq. mooy tey su fekkee ñoom li ñuy woote dëgg la ci ñoom. waaw dañoo bëgg Khombole jóge niveau bii mu ne. waaw mel ni tey Dakar wala mel ni Ziguinchor wala mel ni Thiès ci yeneen beneen anam boo xamante ni keneen ku tukki woon wala ku génnoon un mois boo ñëwaatee di nga bëgg chantier nañu toog sur la table ñoom ñëpp. sur la table ba tey waxtaane li nga xamante ni mooy Khombole. ok xool kañ lañ war a mën a jiite am ci moom confiance wóolu ko mu nekk candidat unique ñu liggéeyal suñu dëkk mais su kee babbi ko jaar aane kee babbi ko jaar ginnaaw raay kee babbi ko jaar Nganjo coow yi bari rek. en tout cas tu demandes l'impossible li nga wax nii. lu war a mën a possible. loolu mënul nekk c'est impossible. mais pourquoi pas. ñi lay seetaan sax ñoo ngi naan mais Thierno mi xanaa moom. mais dëkk ni doomu bàyyi moo gën a métti. oh boy exemple yi mag yi. dama lay jox dëkk ni doomu bàyyi ci kër moo gën a politique dafa am ay métti réalité da ngeen di ànd. politique dafa am ay réalité. waaw réalité yooyu dañuy waxtaan. gis nga mën a wax xam li ngay wax baax na si. réalité yooyu laa la wax. non damay bañ nga dugg ci foo xam ne tey sama boy. dama lay wax tey vraiment yaa ngi tàmbali yaa ngi sañse yaa ngi sol sa ñetti morceau. am lu ma la. jàkkaarloo Khombole yëpp c'est des ñëpp di la seral donc. li ma lay wax man ku ma yéen coup de la xëy ma waxaat dama ne la su fekkee ñoom développement Khombole moo leen intéressé nañ boole seen doole muy terme. loolu ñoom jóge na dégg nañ message boobu parce que war naa dalal du yàgg dara incha allah maa ngi nuyu de passage les leaders vraiment yi nga xam ñoo nekk Khombole yoo xam ñu ngi waajal def ay sorties yu ngand yoo xam ne nii vraiment entretien bi ñu ci ëpp defar naa ko ak ñoom ba pare li si des mooy rek attaqué ko dóor ko maa ngi jégaluwaat encore une fois nag dem ba léegi dama génnoon nag ba léegi laay soogee ci waaye damaa xasoon na jël wax dëgg yàlla ak audience ñu nekk ak waa Khombole lan dëkk te ñun Khombole TV ñëpp a ko bokk te duñu jël gis ni kii dafa am 4-4 ak yor na alal rek moom la ñuy jël bàyyi ñu nga non nekkuñu ci loolu pression bu ne rek jot nañ ko nu ne jaar nañ fa mais ñun danoo calme quoi ñun danoo dal ba li ñu jub dëgmal incha allah ci loolu la ñuy dëgmal moo tax Khombole TV macha allah 2014 ñoo couvrir les élections 7 candidats moo amoon Khombole gis ngeen na ma nañ ko waxee woon na mu tëddee noonu la mujjee alhamdulilah Dieu merci yàlla dimbalum yàlla kese la bii tamit incha allah du yàgg tuuti. du yàgg dara rek dina leen génneel aussi li ñu xalaat ci élection yi ba pare wax leen leaders yi ak candidat yi kenn ku ne say point fort ak sa point faible ça c'est sûr parce que xam nañ leen ñoo bokk dëkk Khombole dégg nañ leen yàgg na noo jaxasoo ak ñoom xamante noonu kenn ku ne dinañ wax fi nga mane ak fi nga tëlee ak peut-être kenn ku nekk nag xoolaat naka ngay def ba génn ci waaye Khombole laa dëkk daal moom la ñu dalal tey dañ koy assumer parce que ñoom ay ndaw lañu dëkk ci dëkk bi taxawaay boo xam ne wax dëgg yàlla ñun moom tax gëm nañu ni ñoom fi ñu taxaw seytaane yàlla bu mu leen këf parce que nee nañu duñu politique nee nañu dañoo apolitique seen yoon néewu ci politique bi waaye nag dinañu bàyyi xel di alerter di wax ni fii la ak du fii ñoom foofu la ñu bëgg a taxawee am na solo est-ce que dinañ ci continuer est-ce que duñ ci continuer l'histoire ñu jugera incha allah li si yàgg li si kanam raw li bët dinañ xam ba xam émission bi buñ ko tegaatee ndax ñoom buñ ko seetaanee dinañ am gàcce wala dinañ ruus wala dinañ am ndam ci fi ñu toog yëg ni li ñu waxoon ñoo ngi ca ba léegi loolu nag li si kanam rawali bët
en tout cas émission bi macha allah neex na dama lay may tuuti pause rek wax jokki kenn wala ñaar ci gars yi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw parce que waxoon naa ni dinaa leen may loolu te bëgguma wax muy dañ ndax mosuma ko defal nit c'est la première fois mais yéen a taxawaay boo xam ne ni man dama ci kontaan bég ci loolu mos naa intervenir seen WhatsApp wax dëgg yàlla bo waxtaan ci parce que man boo nee xomba rek jàpp naa ni dama doon nelaw nga yeew salaamaaleykum. maaleykum salaam. gis nañu ñëw nga teewee émission bi mais tey boo doon def analyse rapidement ñu jukkil ma tuuti rek ci par rapport ak li seen président wax lan nga ciy renforcer ak lan nga ciy jëlee. waaw Jules man moom. rapidement lu ma siy wax ndax tamit moom mooy suñu coordinateur. maanaam boobu def naa ni waxal na ngeen. mais am na foo d'accord ak foo d'accord wu tamit. non man moom li mu wax lépp noonu ndax tamit li ma ko waxee rek dañuy réunir chaque dimanche te maanaam boobu lépp luñ ci réunir tamit boobu dañ ko waxtaan ñu jubóo ko ci ay kàddu moom la wax sànq moom daal li ma wax lépp daal jàpp li mouvement bëgg la ak li mouvement bëgg la. yow lan nga ban poste la man maa ngi yor maanaam comment dirais-je relation extérieure. waaw relation extérieure. yow yaay jokkalante bi yaa ko yor yaay dem ak indi. waaw. loolu xëccagul lu dagagul lu xëcc lu ñëw boobu ba léegi. ay weer la waaw ay weer la si ay weer la. ah ay weer la lan nga am teg ko ci loxo gars yi mouvement bi. waaw maa ngi waxtaan ak sama collègue yi nekk Dakar Thiès. ay collègues. oui ay collègues. collègue de lan collègue bi. mu doon liggéeyal. ngay liggéey. waaw waaw. ok xam nga maanaam ba xombal moom dafa rëy. waaw. foo dem am na ay xombal waaw. te maanaam boo xam ne ñoo xamante ni maanaam dégluwuñu information yi. waaw te ñu mel ni ñun ñoo leen koy jàllale pour ñu xam ko. waaw. yaa ngi ci liggéey boobu daal. maa ngi si liggéey bi ñoom si waxtaan ak ñoom. ok c'est bon. Amdy salaamaaleykum. gis nañu ni yow it ci mouvement bi dañuy sonal sax bu ñu lay rombee émission bi baax na ba defal nangam lan ngay dindi ci li président loo d'accord loo xam ne nii vraiment d'accord. nga yëkkati sa kàddu. Souleymane ñu ngi lay nuyu di kontaan si dalal bi ñu dalal bi wax dëgg yàlla séntu ko et puis bépp amoon nañ bébé bu yàgg pour nga defal ko ñun waaye nag teel a ko yàlla dogal kon ba tax na dañ lay remercier bu baax. waaw lan ngay dindi ci président li mu wax ci président li mu wax moom jàpp naa ni leer na parce que d'accord nga ci lépp li mu wax. day kàddu yoo xam ne dafa leer amul sikki sàkka amoo loo si dindi amoo loo si loo si lam-lame parce que day wax yoo xam ne lépp dafa teg te ni mu ko waxee noonu la amee fii ñun ñëpp ñoo ànd doon ñoo ànd bokk ndey bokk bàyyi lépp ñoo koy naso yi fii chaque dimanche comme ni nga ko waxee sànq fii la ñuy réunir. lan ngay tontu ñu wax ni mouvement Xombalaate mouvement à l'appel lay liggéey. looy tontu loolu moom ñooñu c'est-à-dire xombal moom mën a fay ne te doo dégg baat ginnaaw. waaw waa xombal ñun loolu bàkkee nañ lépp ba tax na. mais dégg nga loolu quand même. yàgg naa koo dégg. merci waaye du ma leen si tontu. ok am na ñu naan sax Lamine Gueye ngeen àndal. ah bon waaw ñii dañuy wax fii ñii wax fee. ñii ngi wax fii man ak Ones Boy ñoo dëkk. waaw mais àndoog moom. ànduma ak moom. pourquoi. parce que damaa bokk si mouvement. ok te mouvement xombal laa dëkk mënu ma see bokk. di fësal sama far si benn leader. doonte ñoo dëkk mais nag daa am fu ma far. ma discipline de parti dafa am mais discipline de mouvement. merci beaucoup mbokk yi Ndiaye sama waay nga yow moom xam naa ni sama boy nga vraiment yow yaa communication bi c'est ça. ah Malick moom waaw Malick dinaa ñëw ci moom lay tëddee moom sama waxuma mbokk gi mais moom sama naataangoo la day sama patron la ko. Ibrahima ginnaaw la yow nag yaa fa bokk ci mouvement Xombalaate. pourquoi nga dem sëpp yow rek ginnaaw la ay nga ñëw bokk lépp. parce que ginnaaw yàlla maa ngi nuyu ñëpp. waaw na gàtt na parce que dama leen cee cafa tamit yow dañ lay beral nuyoo. merci parce que merci fii la café gi di tànge dëgg la. mais lii daf ma intéressé. merci moo tax ma dugg ci parce que Thierre mi nga xamante ni mooy suñu coordinateur. ñu dugg ci lenn loo xamante ni. maanaam ñii fi toog. kenn ku ne am na loo war a defi. mais Thierre mi judd 89 ñun ñoo ko mag. bu mu demee moom ba am ambition bëgg dara. mu leer ko ne lii dañ cee war a mën a jàpp ñu nit dañ ciy ànd. mais man pour le moment fii ma toll nii. parti politique yi bari nañ ginnaaw raaj. waaw ànduma kenn. soluma tisetu kenn. yow daal yaa ngi ci mouvement maa ngi ci mouvement bi Xombalaate dëkk. te bu wax jotee. am na ñu war a wax ci mouvement. ok merci beaucoup. sama copain. Maguette salaamaaleykum. mais Maguette yow fan nga bokk. mouvement bi nga bokk. Ones nga bokk Lamine Gueye nga bokk fan nga bokk Pape Gour nga bokk. parce que dégg nañu ay rumeur yu bëree bëri ci yow te bokk nga fii ndax tey da ngay démentir wala ngay dëggal. waaw non
salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi si yéen ñëpp. waaw di rafetlu kàddu yu baax di rafetlu grand Thier. kàddu yi di ko rafetlu bu baax a baax. waaw di wax rek ne Zine maanaam comme li am di wax rek. non dëgg la li ma wax d'abord ba pare sama question. non maanaam comme li am di wax rek man fi laay ñëw peut être waa Xombol moom kenn mënu leen di wax. waaw moom boo defee ñoom boo deful ñoom. déedéet mais wax ñoom fi ñuy waxee. li lay waxal da nga fexe ba la ci fekk. merci. ok man daal loolu laa mën. kon mën ngaa dëggal ni tey à part d'aujourd'hui daal yow. mouvement bi bokkoo si benn kenn ci benn leader. àndoo kenn. wax ko fii ci télé bi parce que archive la. ma ne lii may wax télé laa jàkkaarloo. waaw di ko wax nit ñi may dégg. maa ngi ci mouvement bi. ànduma kenn. merci beaucoup. loolu leer na. sëñ bi maa ngi tur bi lan la. Moussa Diallo Moussa noo jàngatee wax synthèse bi tey boobu loo defee synthèse. sa gars yi waaw. xam nga maa ngi remercier gars yi. waaw ñun tamit ñun ñu ngi wax ko xamal nga dëkk ci fan. am ci sortie bi. d'accord xamal waa nga wala da nga fay tuxu si. parce que moom mën na nga wax rek lu xamul waaw. non mais du woo xamal quand même. tudd ma xamal mais présentement moom. léegi sa kër fi la nekk fii laa dëkk. fi nga tekkee soxna. ak moom fii soxna mais fii laa dëkk. ah mais yow saa waay dëggoo fi rax nga gars yi encore d'accord mais waaw allez-y dafa seddeel. kon lii moom maa ni day gën a gaaw rek. waaw lii moom comme di Thier waxee lii moom on est toujours partant. ci lu mu wax nag. dañuy dëgg ci wax chaque dimanche lu ñuy wax fii ci lu ñuy d'accord ci réunion rek. waaw en général lu mu ci wax xam ne jumu ci dara. waaw nga xool sa bopp. c'est un chemin ndeysaan qui est tracé. jaajëf c'est le sommet qui est tracé. président. kooku ay naka. ñu ngi lay jaar. d'abord dañu nuyu àdduna bi ñu seetaan. di nuyu waa Sénégal bi waa Xombol. ok di rafetlu également dal bi ngay dalal. merci waa Xombol. merci. di la ciy rafetlu bu baax a baax. merci. foofu laay taxaw di déglu say questions. waaw benn question la communication président tey yow en tant que expert donc tey boo mu doon notel wala boo ko doon yan ngay jubbanti lan ngay no wala note bi nga jox ma note bi. d'abord mu muy gën sam préciser waa Xombol ni waaw. mouvement Xombol laa dëkk bi man Momar Diallo mooy cellule communication. yaa ngi ma jàlloo. ak Momar. Ok. dañu ko jox ndax dañu def assemblée générale. ok ñu fal ñu leen. postulé ñu fal majorité bi fal. ok ñu jël aussi Démocratie. suñu confiance fal ko Thierno mu ne suñu coordinateur. merci. wax bi daanaka mën naa ni wax na point focaux yi nga xam ni. waaw laaj nga ko jëmale ko ci mouvement bi. waaw. foofu nga tàmbalee moom. waaw. ak activité yi mouvement bi def. si ak gis-gisam. waaw. par rapport ak candidat yi nga xam Yi fi ni nekk. ñoo fas yéene xëccewaat waaw. barab bi ñu nekk. est-ce que gis-gisam bokk nga ci bokk nga sa gis-gis sa gis-gis sa gis-gis méngóo na. non foofu noonu mën naa ni samay wax mën na ci bañ a sori mais damay def lecture littérale parce que mouvement bi yaakaar naa coordinateur wax na la ko politique tax koo jug c'est un mouvement apolitique ndax ñun ñi daje fi ñëpp xëy na ñii nga gis tey mais am na ñoo xam ne ñu ngi dugg ci groupe bi di wax ok ñu ngi répondre ci réseaux sociaux yi ñu ngi yóbbante seen i kàddu saa su nekk suñuy def activité te ñooñu fësalu ñu seen bopp kon yaakaar naa ñun gis-gis bi ñuy am d'abord mooy bu ñu demee ba élection yi jub si ñu jéem a toog ak candidats yi waxtaan ak ñoom ci seen i projet ak mëbëti Xombol Ok. ndax mouvement bi Am solo. dafa nekk mouvement boo xam ni dafay dugal loxoom ci wàllu santé wàllu culture wàllu éducation bépp bànqaas boo xam ne dafa Développement. aju développement Oui. te mu ñor àdduna ñor Xombol mouvement bi ci loolu lay orienté wu Ok. mais ça ne veut pas dire que mouvement politique le mouvement de soutien la loolu noonu yaakaar naa leer na ci biir lépp Merci. kon ñu gis-gis bi ñuy am ci candidat yi nan ñu bàyyi ba bis ba Ouais. man fi ñu toll nii personnellement mënu ma def benn jugement ci candidat Ouais. mais jàpp naa ni ñoom ñëpp bëgg Xombol ok jàpp naa ni ñoom ñëpp am intérêt Xombol Ouais. ñi fi nekk itam di jiite ñoom noonu la ñu doxalee ñi leen weesu itam nga xam ne ñoo fi nekkoon ay maire noonu la ñuy doxalee kon man question boobu pour le moment du ma ci prononcé merci beaucoup en tout cas am na solo waxtaan wi am na solo mbokk yi maa ngi jégalu tamit amoon na koo xam ni tey moom mooy filmel dama demoon nag génnoon rapidement rek xawoon na tardé wax dëgg yàlla tey nag sama booy Diouf moom moo nekk ci turam dëgg booy Njaga nag moom sama booy bu baax la booy bu ma jox cër la boo xam ne nii wax dëgg yàlla tey moo ma jàppal moom moo nekk ci caméra bi ci ginnaaw ki ngeen jàkkaar loolu dootuma leen ko présenté balaa may egsi foofu di tëj nag damay jox kàddu gu mujj bi ki nga xam ne mooy le coordinateur li gars yi wax ramassé ko rapidement lan nga ciy wax ak sa kàddu gu mujj rapidement. waaw gars yi dañoo baax rek te gore wax dëgg si yàlla parce que man sama jëmm ju xeebu ji boo ma jiitalee te man ma bari lu may bañ bari ay faay yu ne ci man te toujours dañuy am compréhension mais nag duñ jaayante loolu ma gën a neex ci ànd ñu jaayante
duñu jaayante duñu su même suma drapé dañ ma ko wax ci groupe bi. ok kafuñu ci réewuñu ci. merci sa kàddu gu waaw di woowaat waa Xombal gi ci ne leen yeewu jot na dañu yeewu xam ne dëkk bi li koy naatal ci ñun la du ma Samba du ma Demba parce que tamit war nañoo dépassé tamit wax dëgg si yàlla maire Fantoum war nañu koo dépassé. maire Fantoum jël nit fal ko mu dem Dakar toog maire Fantoum mooy la. waaw jël nit fal ko ay 6 mois 7 mois du jaar maire yi du xool bureau tamit war nañ koo dépassé tamit nañu waxante dëgg ku ñuy joxati suñu carte yi ñooy doon ko xam day am jotu xombal di ko ñor nit ñi di ko gis tey damay jël exemple maire Fallou Fall Daouda Tine lu mu donte ni seen i dëkk amul dara mais da nga leen fay fekk ok seen askan dañ leen di gis ñi nga xam ne maire baa ngi nii mais am na ñoo xamante ni fii xombal mën nga leen a fal ba seen mandat jeex ñu leen di gis population yi bariwul may ñaanaat waa xombal yëpp nañu yeewu xombal il est temps mu développé wu ñu ngi ci 21e siècle ba tey xombal amul benn infrastructure boo xamante ni nit ñi war nañ cee mën a gis seen bopp muy ndaw ñi moo xam fu ñuy tàggatoo la muy terrain la fa jot a neppatu fi néew dañ la koy sant di la ko gërëm ndax lu waay gàtt dégg na xam ne sa mandat wax dëgg si yàlla def nga fi loo xamante ni am na ñu bari ñoom defuñu ko fi ban tey mun amee tey ay ban yi ñuy toog di fa dolli ko yow te xëy na cat moo sonal doomu aadama rek mais bu doon cat gëm naa ni dinañ am tribune dinañ am projecteur dinañ am gazon waxuma ko nag pour sa présence non mais dama ko wax ngir dañoo liggéey non loolu sax waaw zone boobu da ngaa kii rek mais bokkul ci émission bi waaw non dama ko wax parce que dinaa ko dagg quoi non doo ko dagg développement xombal dañ koy wax tey suñu amoon tey kenn ko mel ne wala ñaari mel ne xombal day romb fii dañu waxante dëgg xombal amul benn salle de spectacle ok man tey jamoon naa contrat ak Sidi Diop mais rus naa koo indi cinéma et puis booy Sidi Diop bi da nga ma ko yàgg wax sama nopp bi ñi woo Sidi Diop mais rus naa ko indi dama ko indi fan laa koy indi fan dama ko yóbbu Guyama cinéma rus naa fa indi Sidi Diop xaju fa mais lu tax xaju fa ba pare norme bi nga xam ne tey jii tey boo ko doon def tey samay xarit ñu dëkk Thiès wala Dakar nañ ñëw wuy si mais suñu ñëwee man sama gàcceel mais mouvement xombal laa dëgg may ko xombal daf ko plané may ko waa xombal daf ko terrain parce que wala ba tey du wees def leen loolu ba tey du wees au moins ngeen bëgg la ko waa xombal yéen waa mouvement xombal waaw dox lañ ci loolu lépp mën a ne mais dox lañ ci loolu mais li may ñaan daal encore pour tëj li may ñaan pour tëj samay kàddu mooy ku ci yeewoo fii ci ñun ci dëkk bi wax dëgg si yàlla war ngaa yeddaat sa bopp merci war ngaa yeddaat sa bopp xam ne xombal mérité wu lii noo gisee limite xombal TV waaw xombal TV macha allah di leen ñaanal ngeen am émetteur dem ba bokk ci dugg ci bouquet bi ñëpp di ko seetaan parce que tey fierté la doomu xombal bi ne Europe wala bi ne Dakar te géej fi dugg ci réseaux sociaux bi gis loo xamante ni yéen ko koy wax loolu xalaatuñu ko woon bu njëkk ne dina fi am li leen di ñaanal rek mooy lu mën a ne la rek gëm-gëm la rek parce que dañuy fi samp ay rajo télé gëm-gëm la rek yal na yàlla dimbali leen ba ngeen amal seen bopp émetteur boo xam ni ñi ko TFM di defee yeneen télé di ko defee ñëpp defee ko ni su boobaa sa première sortie jar na mouvement xombal laa dégg seen première sortie waaw fii la noo ko yëgee waaw di la sant vraiment ma daanale foofu noo ko yëgee gis naa ni waajal nga ko ñetti morceau bi macha allah war nga wax ku ko ñëw yow la wala kan waaw gars yi ñox tëyër di faj boppam waaye man maay faj sama bopp te yaa faj sa bopp na waaw mën naa faj sama bopp maanaam tey boobu moom dama la koy may quoi talal waaw bu ko defee gars yi xam ne waaw man macha allah man maa faj sama bopp mais rafet na waaw merci beaucoup yaa ko ñëw sa bopp waaw maa ñëw sa très bien noo ko yëgee waaw yëg-yëg bi ma ci am mooy sonn nga ci wax dëgg si yàlla te amuñu koom-koom amuñu lu la faye amuñu lu la mën a maanaam jox loo xamante ni tey dina nu ma ko mën a waxee sax maanaam lu la bégloo ñun tey bu ñu ko amoon dañ koy def parce que dañuy soog a door comme yeneen leader yi ñu fi nekk yor xaalis bi du jeex di passer yi may ak yooyu noonu ñun amuñu ko ba ne opposant nga gën a jege quoi waaw parce que maa bëgg xombal jigéen quoi ñoom damaa bëgg ku ci tëdd sab lal nga xalaat ni kii li mu wax su dul dëgg non gars yi di la loo gars yi ñu am na lu ci ne buñ ko dugalee rek gars yi commencé leen waaw nañu bàyyi xel ci dëkk bi ngeen am problème de gars yi nan daw wuy si leen waaw bu ñu ñëwee ñu waxtaane dëkk bi rek parce que dëkk bi rek ñu waxtaan waaw parce que charge de communication li moo am na solo duñ fi waxtaane lu gën ñoom en tout cas li ñuy waxtaane mooy dëkk bi daal ñi leen bëgg mu tegoo voilà loolu am na solo waxtaane wuñu fi sama kër waxtaane ñu fi kër keneen ok même groupe WhatsApp bi sax dañoo interdit ay photo ay vidéo ay audio ku ko fi def dañ lay sanctionné mais vidéo bi comme jàll foofu non bii dina jàll parce que concerné na xombal merci beaucoup mbokki émission bi foofu la jeexee Thierno Konté moom laa dalaloon tey moom mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom moo jiite mouvement xombal laa dëkk ki nga xam ne moom moo nekk ci caméra bi di sama copain sama boy la booy jaga tey moom ma jàppal wax dëgg yàlla xam naa ni su ma xoolee image yi mu tegu ci yoon damay ragal fu may demati dinaa ko jaga takkal say bagage kon mbokk yi merci beaucoup mbokk yi lii nag maa ngi koy fàttaliku Pambou maire de Xombol defoon na ma ko ndeysaan jasnes bu mucc ay wax dëgg yàlla tey ki ko tollanti moom mooy mouvement
xombal laa dëkk ñi si des nag wax dëgg yàlla ñoom it dama leen di jaajëfal rek ndax émission bi du émission fayeeku du émission bu ñuy laaj dara lijjantiwul loolu ñu xombaloon tax a jóg ku ñu gis nga organisé wu dina ñëw jël la nga wax waa xombal mais amuñu lenn lu ñuy wax ak nit wax dëgg yàlla ku mu neex loo am sa yëg-yëg nga def ko mais boo ko defuli gàcce ngalaama dañ lay tàccu te xam ne ñun ñoo ñëw déplacé wu dalal la seen micro laaj la nga wax waa xombal soo yi amee yëg nag ba bëgg ba def teraange bi dama koy santé waa ñi nga xam mooy mouvement xombal laa dëkk incha allah dinañ ko joxaat booy compter ni ko teewaat ñii nga defal sa bopp nii nga ko defee ba mu rafet nii tissu baa ngi waat nii defaat ko nii ba mu rafet incha allah su ko defee ñu mën koo sol nag ba fu ñu taxaw ni ñuy xombal laa dëkk moo na ko ñëwal kon moo ma ko jox moo koy ñëw kon mbir maa ngi noonu kontaan nañu trop mbokk yi kon foofu lañ leen jox dig daje incha allah du yàgg dara ci yeneen i numéro ci émission en route vers les élections fii ci Xombol TV mën ngeen koo bu leen rëccee ci télévision bi mën ngeen koo koj ci YouTube ngeen tàppe ko bind Xombol TV su génnee rek vidéo yaa nga fa soo bëggee seetaan émission bu la neex bu leen fàtte ni Horizon 2019 jaar na fii kon mouvement la tamit moom it mouvement beneen mouvement jaaraat fii ñoo ngi waxaat tàllal loxo ñëpp rek képp koo xam ne nii pare nga rek pour ñëw ci en route vers les élections ubbi nañu porte yi ndax nag tudd wi daa wuyu borom ci élection locale lañ jëm émission bi en route vers les élections la tudd depuis 2014 lañ ko créé boobu ba léegi leader yëpp fi la ñuy jaar di wax seen soxla di def seen campagne di wax seen programme kon mouvement baa ngoog yéen a ngoog yéenay def analyse ñun dañ leen di laajal yéenay xam lan ngeen ci tiire ak lan ngeen ci yëg jaa ngeen jëf incha allah ba beneen yoon seen doom seen xarit Jules Souleymane moo leen jox dig daje beneen yoon ci kàttanu suñu borom ci beneen numéro ci en route vers les élections jaa ngeen jëf